di kontaan trop di teew fii tey Médina Gounass di waxtaanee benn thème boo xamante ne thème bu am solo la balaa loolu maa ngi féliciter leen gis ci initiative bi mu am tey ba organiser événement bu mel nii li tax ma koy féliciter mooy ay cadres yoo xamante ne les jeunes dañ ciy daje di échanger di sottalante xalaat dafa am importance trop surtout ci contexte bi ñu nekk ci jamono bi ñu nekk parce que jeunes yu bëri noonu la ñuy def ba mën a orienté wu ba mën a am orientation parce que tey allo allo vraiment booy ñu sama nekk si ñun am nga ay problème yoo xamante ne dégg nga may nga tuuti ak dégg waaw maa ngi doon wax ku si nekk si ñun am nga ay problème yoo xamante ne yow ci sa jëmmi bopp kese mënuloo ko régler ñeneen ñoo koy mën a régler pour yow donc loolu moo waral tey jeunesse bi ñuy mën di échanger mu am solo dina mën a tax ñu bëri ci ñoom ñu mën a trouver des solutions à leurs problèmes liñ gis ñu ngi doon waxtaan léegi nii parce que daf ma woo bi ma woowee ne ma da ngay wax ci la réinsertion sociale ma ne ko thème bu am solo la mais je pense que wax ci l'insertion sociale boo xoolee ba ci biir sax moo gën parce que dafay ëmbaale lépp ci biir xëy na am na ñu bëri ñoo xamante ne toog nañu fii tey xëy na su ma paree sama communication dinañu am une petite déception pourquoi parce que xëy na ñëwuma pour indi des solutions ñëwuma pour expliquer jeunes yi bu ñu amee suñu bëggee financement fan lañ ko war a amee fan lañ ko war a wute ñëwuma pour expliquer jeunes yi que ne agence de l'État bii wala agence B boo fa demee par exemple mën nga am financement ñëwuma aussi pour expliquer jeunes yi que ne État bi daf leen war a jàppale wala seen benn grand bu nekk ci kaw wala seen benn grand borom daraja daf leen war a jàppale. Sama discours en fait dama koy placer au cœur de la responsabilité individuelle li ma ñëw pour waxtaanee ko pour expliquer ko mooy naka la ku nekk ci ñun individuellement
naka nga mën a def ba mën si génn muy ki nga xamante ne génn na ci système bi muy ki nga xamante ne yàlla nattu na ko par exemple mu dugg prison mu toog ay perte ay années yu bëri ci àddunam mu génnaat naka la mën a duggaatee ci société bi ba ànd ak nit ñi muy ñi nga xamante ne jàng nañu ba am seen diplôme mënuñu liggéey naka la ñuy def ba mën ci génn ki nga xamante ne par exemple amul chance su dem école amul chance su ñu former ko amul métier mais naka la mën a def ba génn si man foofu lay axé sama discours tey parce que dafa baax ñu waxtaanee loolu parce que da ngay xool di déglu par exemple jeunesse bi bu ñuy waxtaan li nga xamante ne tout le temps mooy génn moom mooy état bi defaluñu lii état bi defaluñu lee et cetera et cetera la responsabilité individuelle pour man mooy paa bi benn paa la boo xamante ne dafa boo ko xoolee rek nga xam ne kii dafa ñàkk bis bu yàlla sàkk da daan jaar ci buntu kër benn borom daraja benn bis waa ji génn taseeg moom génnee xaalis di ko sarax bi mu ko saraxee ba pare mu daal di ne ko saa yoo rombatee fii na nga jaar sama kër ma may la xaalis paa bi ne ko déedéet yow defal rek saa yu ñu dajee fii nga tibb tuuti ci suuf nga teg ci sama loxo waa ji nag comprendre loolu ñu ko paa bi wax mu ne ko tibb suuf mu ne ko waaw mu ne ko yow defal loolu rek saa bu ñu dajee tibbal suuf nga def ci sama loxo ah waa ji ne ko waaw baax na léegi saa suñu tasee rek dañuy nuyoo jàmm sante waa ji tibb suuf def ci loxo paa bi dem benn bis waa ji am problème xolam neexul mu dajeeg paa bi ñu wax deful loolu tibbul suuf teg ci loxo paa bi ne ko ah tey de tibboo suuf teg ci sama loxo waa ji jànni paa bi parce que bis boobu xolam neexul après paa bi ree ne ko sëgam suuf a gën a yomb sakkantuma la ak xaalis li ma bëgg a wax foofu mooy ku ne si ñun naka ngay def ba doo xaar kenn ci lenn naka ngay def yow ba construire sa adduna te doo xaar dara ci état te doo xaar dara ci kenn parce que itamit nit mën na la jàppale effectivement mais adduna tey dem na ba nga xamante ne tey bu la nit defalee bu subaa bu la ko defalee bu gannaaw subaa mu jëppi la donc man li ma bëgg mooy ku nekk conscient que ne moom addunaam moom moo ko war a construire te bu mu ci xaar benn système cela veut dire l'état mais bu mu ci xaar kenn tamit du ma xaar sama grand bi nekk ci kaw pour mu jàppale ma wala du ma xaar sama grand bi nga xamante ne moom am na liggéey borom daraja la déedéet damay xool man naka laa war a def man ba génn si et loolu responsabilité individuelle la dafa am ay borom xam-xam yu mag yoo xamante ne si àdduna bi dañuy daje di gëstu en fait si ay thèmes yu bëri di gëstu ci àdduna bi di gëstu le futur naka lay lan lay doon ñu ci mel ni par exemple FBI ñoom dañuy recruter ay borom xam-xam yu mag ci àdduna bi fu ne la ñuy recruter ci àdduna bi bu ñëwoon Sénégal gis ne kii borom bopp la mën nañ ko recruter dañuy def ay kuréel ñoom di xalaat ci thèmes yu bëri mais ñu ci bëri dañuy xalaat tey àdduna bi ñu nekk nii dans 5 ans àdduna bi bu muy dooni dans 10 ans àdduna bi ñu nekk nii lan lay dooni dans 15 ans dans 20 ans àdduna bi ñu nekk nii nan lay mel et état yi nga xamante ne yëpp conscient nañ ci loolu que ne àdduna bi ñu jëm dans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans àdduna bu metti lay doon muy gën a metti àdduna bi ñu nekk nii moo tax am na ay état yoo xam ne tey
xam loolu moo waral lu ci mel ne Chine boo demee Cameroun par exemple ñu ngi fay jënd ay milliers et des milliers d'hectares di ko bay pour mën a yóbbuwaat seen réew pour rek préparer l'avenir. tey boo leen xoolee par exemple la guerre entre la Russie et l'Ukraine la Russie veut préparer l'avenir moo waral mu dugg ci guerre boobu noonu mais loolu beneen débat la léegi ñu ne la adduna bi ñu jëm dans 10 ans dafay gën a metti mais défi bi nga xamante ne mooy défi bi gën a mag c'est un défi démographique cela veut dire que population adduna bi dafay gën a yokk donc puisque population bi dafay gën a yokk presque dina xaw a doubler et surtout en Afrique nga xamante ne suñu taux de natalité dafa xaw a élevé boo ñëwee Afrique population bi presque dina xaw a doubler cela veut dire quoi cela veut dire que dinañu am aussi benn défi moom mooy un défi alimentaire lu nit ñi di lekk su boobaa waaye bu ñu waxee lu nit ñi loolu xëy na allo loolu xëy na état moo koy mën a waajal mais individuellement bu ñu demee ba tollu foofu dina am aussi yeneen défi yoo xamante ne ñoom ñooy taxaw individuellement pour ku nekk ci ñun mooy aussi un défi financier un défi économique parce que li ngay lekk da nga koy jënd waaye bu fekkee nga nekk ci ay jafe-jafe naka ngay def ba mën a ànd ak adduna boobu noonu naka ngay def ba adduna bi la vie bu fekkee dafa cher yow nga mën ci génnee sa njaboot ku nekk ci ñun war na mën a poser wu question yooyu noonu te war na ko war a mën a waajal parce que adduna dafa am loo xamante ne c'est un fait dafa am mooy lan mooy la transformation li ñu woowee la transformation léppay transformé wu adduna léppay transformé wu tey fi ñu nekk nii dans 5 ans dina transformé wu dina am lu ci changé ñi fi toog ñëpp dans 5 ans dans 10 ans dinañu changé dinañ transformé wu amul kenn ci ñun ki fi toog tey koo xamante ne dans 10 ans doo transformé wu c'est pas possible mais léegi question bi mooy transformation boobu noonu naka laa koy defee man naka laay def ba dans 10 ans ma transformé wu ci loo xamante ne c'est positif naka laay def ba dans 10 ans man mi nga xam ne tey célibataire laa xëy na dans 10 ans dinaa takk jabar xëy na dans 10 ans dinaa am ay doom naka laay def ba assurer leen ñoom tamit vie boo xamante ne vie bu normal la naka laay def man mi nga xamante ne étudiant la maa ngi jàng am naa ay ambition xëy na ëllëg bëgg naa doon lii naka laay def ba doon ko man mi nga xam ne chômeur laa yi tamit naka laay def ba dans 10 ans ma mën a transformer wu ci loo xamante ne lu positif la est-ce que ni may def ba transformer wu nekk li ma bëgg a doon bu fekkee am naa ambition bien sûr boo xoolee ñu ne la benn bis 24 heures la benn bis 24 heures la te borom xam-xam yi dañuy wax naan doomu aadama il faut que mu am 8 heures de sommeil pour mën a nekk cela veut dire quoi cela veut dire que 24 heures boo ko diviser en 3 parties 8 heures de temps da lay jox donc am na 8 heures boo xamante ne ci sa bis yow da nga koy nelaw donc cela veut dire que perte nga ko am na ñoo xamante ne si ñun ci jeunesse bi midi la ñuy yeewu midi wala ñu yeewu 13 heures wala ñu yeewu sax 14 heures kooku non seulement perte na 8 heures de temps yu njëkk yi waaye teg na ci 5 heures de temps wala 6 heures de temps il lui reste quoi
est-ce que man sama transformation di jël sama temps man di ko consommer ci loo xamante ne jëriñu ma noonu lay def ba transformer wu en quelque chose de positif est-ce que jël sama temps yëpp sama 24 heures yëpp presque ma yàq ko ci nelaw moom mooy tax ëllëg ma doon li ma bëgg a doon mais encore pire même boo yeewoo fajar julli ba pare génn est-ce que man sama transformation may jël sama temps pendant toute une journée di def ay activités yoo xamante ne en retour indilu ma dara jëriñu ma dara parce que la jeunesse aujourd'hui ñu ci bëri da ngay gis ne dañuy xëy suba ba ngoon lépp lu ñu def bu ñu tëddee guddi bu ñu réfléchir xam nañ ne jëriñu leen dara amul benn jeexital si ñoom cela veut dire que perte nañu seen temps perte nañu seen doole des fois perte nañu sax seen iman ci loo xamante ne mënoon na ñàkk loolu mooy la gestion du temps sa temps yow naka ko koy gérer c'est très important et xëy na loolu sax moo sànq ay jeunes yu bëri tey xamuñu naka la ñuy gérer seen temps te temps dafa nekk loo xam lu am solo la dañuy wax ci tubaab naan c'est l'étoffe dont la vie est faite cela veut dire que le temps moom la àdduna solo moom la vie moom la solo dund temps la solo te yàlla sax dafa giiñ ci temps bi soo demee ci suratul al asr dafa waat ci waxtu le temps loolu day wone importance bi nga xamante ne le temps am na ko donc doomu adama lépp lu muy def na nekk loo xamante ne dafa koy jëriñ ci lépp loo xamante ne yaa ngi koy consommer sa temps na nekk loo xamante ne en retour dafa am lu mu lay indil loo xamante ne lu positif la pour man loolu c'est très important bu loolu weesoo la vie c'est l'action la vie c'est l'action adduna moom jëf la tant que nekkoo ci adduna di jëf rek li nga bëgg a doon mënuloo ko doon li nga bëgg a am mënuloo ko am day revenir at ci li ma doon wax am na ñoo xam dañuy xëy suba ba ngoon jëfuñu dara loo xamante ne mën na leen jëriñ te loolu jara moytu la et dama ciy profiter pour nettali rek juste ci lu gàtt histoire wu benn waay bu ñuy woowee Martin Gray damay tënk histoire bi nag moom juif la woon mu ngi dëkkoon Pologne mais dafa dund la deuxième guerre mondiale presque li xew ci deuxième guerre mondiale yëpp bind na livre ba nettali ko parce que lépp la fekkee Pologne guerre bi bu muy metti moom yàlla nattu woon na ko ba mu duggoon ci camp de concentration Hitler yi lu ci mel ne camp wu Treblinka camp wu Zambrow et cetera et cetera mais papam avant muy dee ci guerre bi da ko doon wax naan ko il ne faut pas mourir bul dee lu mu métti situation lu mu métti na nga fexe ba génn si moom ci guerre bi papam dee na si yaayam dee na si ay rakkam dee nañ ci moom kese moo desoon ci famille am mais il s'est battu pour mën ci génn dem na sax ba intégrer l'armée rouge waaye bi guerre bi jeexee il s'est rendu compte que benn maam rek moo ko desee ci àdduna te kooku mu ngi woon États-Unis mu ne comme sama famille ñëpp dee nañu te benn maam moo ma desee bàyyil ma dem États-Unis pour seeti ko il s'est débrouillé jaar ci port bi dem ba États-Unis wër maamam ba gis maamam mais bi mu demee États-Unis moom États-Unis dafa amul woon guerre en fait amul woon guerre vie bu paisible la vie boo xamante ne da ngay xëy tout est rose quoi alors que moom xamul woon lu dul action ci guerre la parce que adolescence am yëpp
entre 39 à 45 6 ans la imagine-toi nga am 14 ans c'est-à-dire que ba bi ngay am 20 ans yaa ngi ci guerre c'est-à-dire que moom action kese la xamoon action kese pour moom la vie c'est l'action mu dem ba benn moment États-Unis da ko doon sonal parce que moom xamul woon loolu xamul xëy topp xamu ko li mu xam mooy action mu ne ok léegi kon grawul comme man xuma vie bi il faut tamit li ma daan def ci action Europe ci temps wu guerre bi il faut ma transformer ko fii il faut ma def action mais yeneen xeetu action lay def ci la xëyee dem jënd ay marchandises di fëgg ci bunt yi di jaay duggee ci kër yi di jaay des fois ñu jànni ko des fois mu nekk ci réewu New York yi dàqanteeg police et cetera et cetera mais Martin Gray moom milliardaire la mujj doon milliardaire en dollars xam nga c'est rare sax nga am milliardaire en dollars moom milliardaire en dollars la mujj doon lan moo ko waral parce que simplement moom action kese la xam adduna action la waaye action boo xamante ne action bu am njëriñ la nit ku nekk si ñun war na mën a xam moom ak ay capacité parce que ku nekk yaa gën a xam sa bopp lan nga war a def Okay. Yes. Allô. Yes. On. Allô, allô, allô. Waaw maa ngi doon wax naan ku nekk si ñun bu tëddee ak njegenaayam adduna lu mu metti war na mën a xam moom lan la war a def lan la mën a def selon ses capacités ak lan la bëgg a def waaye question bi la vraie question mooy bu loolu weesoo allô la vraie question mooy bu loolu weesoo bi nga xamee ne man àdduna metti na waaye lii kat laa bëgg a def selon samay capacité allô selon samay capacité lii laa mën a def cela veut dire l'identification de li nga xamante ne yow war nga see yëngu naka ngay def nag la vraie question mooy naka ngay def ba yegg ci loolu naka ngay def ba mën a atteindre objectif boobu noonu il faut que je pense ku nekk si ñun allo ku nekk si ñun mën a am aussi li ñuy woowee l'intelligence économique tey kat am naa benn projet boo xamante ne projet bi 10 000 francs ci misaal projet bi 10 000 francs moo koy taxawal waaye man awma 10 000 francs xawma fan lay jëlee 10 000 francs te aussi sama activité man mayuma
ma mën a dajale somme sama actif Yes. sama activité mayuma mu mën a dajale somme 10 000 francs. Kii bi nii. Allô waaw ma ne sama activité mayuma mu mën a dajale somme 10 000 francs. Est-ce que intelligence économique du ne waa léegi kon bàyyi ma tàmbalee benn projet boo xamante ne 1000 francs lay laaj, tout en ayant en tête que ne man lii du sama objectif, mais sama objectif mooy atteindre 10 000 francs yooyu noonu pour mën a taxawal sama projet bi nga xamante ne moom laa bëgg. te loolu lu mën a nekk la, et li nga xamante ne mooy gën a sànq tey la jeunesse ñu ci bëri si ñun mooy li ñuy woowee en économie actif ak passif. mooy que ne ñoom dañoo bëri passif, te en réalité seen actif demeewul noonu. loolu mooy lan mooy que ne lu tuut li nga xamante ne moom ngay fortaatu loolu après da nga koy dépenser ci loo xamante ne du la indi laatal xaalis. parce que bu fekkee par exemple da nga liggéey journée bi nga am 10 000 francs, bu guddee nga dem boîte dem fecci dépenser fa sa xaalis, bu subaa nga ñëw nga recommencer waat à zéro. Cela veut dire que doo mos a mën a atteindre say objectifs bu fekkee am ngay ambition moo tax may wax. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nit ki ku si nekk si ñun as tuut bi nga xamante ne yow yaa ngi koy gagner, même boo koy dépenser, parce que am nay dépenses yoo xamante ne mënoo ci dara, par force da nga ko war a, parce que il faut nga dund, il faut que sa njaboot dund. waaye bu loolu weesoo li nga xamante ne as tuut la yaa ngi koy dépenser, am na ci loo xamante ne kat war nga ko mën a dajale ba war ko dugal foo xamante ne après dina la mën a indi laatal xaalis. C'est très 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 important. te ku nekk si ñun nag mën nga def loolu. lenn rek la solution yi di laaj, imagination la solution yi di laaj ak création. lu tax imagination moo wax imagination, gis nga créer entreprise, créer liggéey lu yomba la. ñu bëri dañu jàpp ne loolu pour ñeneen ñi la, waaye ku nekk si ñun mën nga créer liggéey, ku nekk si ñun mën nga créer emploi, ku nekk si ñun mën nga créer entreprise. bidon ndox bi ma yor nii koo xamante ne moo ñu gën a muus moo ñu gëmloo ne ndox mi di xelli ci seen robinet yi ndox mi baaxul, kenn traité wu ko mu baax. léegi kon xaaral ma dem créer ji benn forage, indi ay matériel, filtrer ndox mi, minéraliser ko, def ko ci ay bouteilles, gëmloo nit ñi ne ndox mi ñuy naan baaxul pour mën leen ko jaay. et ça passe. bidon 10 litres man sax loolu scandale la ci man. bidon 10 litres ñu koy jaayee 1000 francs ndox rek 10 litres nga koy jëndee 1000 francs. mais kooku daf ñu gën a muus en réalité, daf ñu gën a muus ba gëmloo ñu ne ah man maa ngi defar ndox moo xamante ne boobu ngeen war a naan, mais bi ngeen juddoo ba léegi ndox mi ngeen di naan baaxul. ba léegi bañ nañ ko ba léegi sénégalais yëpp ku ci naanul bugguma tudd benn marque ndox, mais ku ci naanul eau minérale day mel ne naanuloo. ñun ñëpp léegi eau minérale la ñuy naan suñu kër yi. mais kooku créé na usine am, créé na entreprise am, créé na empire am. mais imagination moo tax nit toog xool xalaat ne ah ñi nga xamante ne kat dañuy am ay oto di ko gaare, des fois ñoom mënuñu di raxasal seen bopp seeni oto, il faut ñu leen di raxasal seeni oto.
léegi ñu dem créer espace de lavage fu ñuy laver oto ñëw créer ko boo dawalee sa oto ba ngoon boo gisee nga oto bi tilim la nga yóbbu ñu laver la entreprise la xaalis bu bëri lañ ciy gagné li ma bëgg a wax mooy laajul c'est pas sorcier c'est pas compliqué moo tax sànq ma ne ku ne si ñun boo toogee rek xalaat ak say capacité war nga mën a xam yow lan nga war a mën a def ak lan nga bëgg a def li des nag mooy nga am ambition wu jóg ne ah man lii kat sama objectif la et il faut que ma dem ba egg foofu noonu. beneen bi mooy yàlla def na ne ñun dañu nekk ci benn système boo xam ne li mu ñu jàngal mooy théorie système bi li mu ñu jàngal mooy da ngay dugg école nga jàng dem université am say diplôme nga génne état employé la et système boobu dafa dem ba indi si benn saturation ñu dem ba benn moment moom ay diplômé yu bare yoo xamante ne mënuñu dugg ci système bi kenn état mënu leen a employé mënu leen a insérer léegi ñooñu dañuy nekk ay chômeurs ki gën a riche ci àdduna bi Bill Gates bi muy nekk étudiant benn bis dañu toog seen professeur ñëw taxaw ci diggu classe bi mu ne élèves yëpp ku ci nekk si yéen dama bëgg nga wax ma soo màggee soo jàngee ba pare lan ngay doon lan nga bëgg a doon ku si nekk jël parole ñëpp ku ci nekk wax li nga bëgg a doon ñu ci bëri nag nee nañu ay ingénieur la ñu bëgg a doon et cetera et cetera et cetera ba mu des Bill Gates professeur bi ne ko yow Bill Gates yow nag mu ne sama camarade de classe yi nga xam yëpp ñoom wax nañu allo allo di nuyuwaat ñëpp ginnaaw bi ñu julee timis ba pare waaw di continuer waat waxtaan bi di ci des sax daanaka bëriwul parce que il faut que ñu tënk tamit li ñu waroon wax parce que am na yeneen intervenant yu war a intervenir te aussi guddi na maa ngi yemoon ci histoire wu Bill Gates ma doon nettali que ne bi muy nekk étudiant benn bis seen professeur daf leen doon laaj ku nekk si ñoom lan la bëgg a doone su paree ay études am camarade de classe am yëpp wax ku nekk wax li nga bëgg a doon soo paree say études ñii ne ay ingénieur la ñu bëgg a nekk ñii ne lii ñii ne lee et cetera mais Bill Gates moom dafa remarqué ne ñi wax ñëpp ñoom ñu ngi xaar ci état pour mu employé leen bi ñu laajee Bill Gates ne ko yow nag lan nga bëgg a doon mu ne sama camarade de classe yi toog fii yëpp ëllëg bëgg naa leen employé ci samay entreprise et pourtant bi mu taxawalee entreprise am ba pare loolu la def donc moom ay camarades de classe am ñu ngi réfléchir si naka la ñuy jàngee ba am seeni diplôme inséré wu ci système bi mais moom mu ngi réfléchir si naka lay créer entreprise am moom créer ay emploi la différence mooy boo nekkee ci système bi américains yi ñoom seen jëmmu bopp sax dañ koy xaw a considérer comme échec comme fuite de responsabilité mais un leader dëgg da ngay créer sa yëf yi bopp te lu mën a nekk la création d'entreprise l'entrepreneuriat je pense que il faut que ñu aller vers ça il faut que ku nekk si ñun jéem a am benn esprit d'entrepreneuriat boobu moo lay permettre nga bañ a xaar dara ci état am na ñu bëri nag ñoo xamante ne fii Sénégal sax
ay exemple lañ ci entrepreneuriat boobu parce que tàmbalee nañu ci lu ndaw a ndaw a ndaw ba tey ñu leen di wax ñu leen di tuddee ay milliardaires et dafa am ñoo xamante ne si ñun dañu jàpp ne lu baax ñeneen ñi la waaye du ñoom da ngay gis ñoo xamante ne dañuy toog fii gis benn oto bu rafet romb leen mais pour ñoom oto bu rafet du pour ñoom pour ñeneen la da ngay gis koo xam ne dina toog gis benn romb kër bu rafet mais pour moom kër bu rafet du pour moom pour ñeneen ñi la alors que ñooñu li ñu def ba am ay oto yu rafet ba am ay kër yu rafet yow sa jëmmi bopp mën nga ko ak nag foo mën a ne ak foo mën a soqee ko ak ci situation sociale boo mën a nekk mën nga koo changer allo ak situation allo allo donc ak situation sociale ci boo mën a nekk yow sa jëmmi bopp mën nga ko changer sa bopp il faut que je pense que jeune bu nekk si ñun ak statut boo mën a am ak aptitude yoo mën a am ak diplôme yoo mën a am ak aussi nattu boo mën a am parce que am na si ñoo xamante ne aussi am nañu nattu waaye nag il faut ñu xeex parce que àdduna loolu la àdduna coono dafa ki ma doon wax léegi muy Martin Gray dafa am benn wax bu am solo bu mu wax mu ne un homme fatigué doit mourir nit bu sonn ba jàpp ne moom sonn na ci àdduna rek ba bàyyee ko amatul dara lu mu def ci àdduna kooku dafa war a dee. La culture du coono de l'imagination de l'entrepreneuriat ci loolu lay tënkee sama discours li ñu gis mu may xool xam naa dafa bëgg ma tënk dafa bëgg ma tëj débat bi mais je pense que mënoon na gën a yaatu fii xëy na bu ñu amoon temps dëgg mënoon nañu développer yeneen point waaye lii xëy na première fois la rek beneen yoon dina am yeneen yoo xamante ne dinañ ko gën a développer gën ko faram-fàccee pour ku nekk mën si jëriñu li may tënkee daal li ma bëgg a conclure mooy que ne ku nekk si ñun am nga ressource yàlla def na ci yow xel yàlla def na ci yow énergie donc situation ci boo mën a ne war nga ko mën a changer sa bopp boo mën a nekk nag mën nga ko changer sa bopp soit da nga koy gëm wala nga ñàkk koo gëm loolu rek moo fi ne leneen nekku fi donc maa leen di sant di leen gërëm di am mbégte trop. salaamaaleykum waa Gunaas defe naa fii gox bi yëpp ñoo fi daje Gunaas Walidane Ceddo ñëpp ñoo fi daje ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla Aliou Guissé lii mu dugg yàlla na ko ci yàlla may ndam bu ñu sant nag sant suñu grand karala bi nga xam ne nii moom moo ñu yar te tey amaan lii ci ay xalaatam la amaana ci ay xalaatam la ndax Aliou Guissé su mënee lii ay nit ñoo nekk ci ginnaawam waaye nag peccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ja amaana bu doon yow rek la lii doo ko mën a taxawal maa ngi sant sa xarit yi nga xam ne nii ñoo la jàppale ba nga taxawal parce que ñoo la dooleel yow kese mënoo lii du dëgg. allo sant nañ Gunaas yëpp sant Malick bi tey keroog bi mu ñëwee jox ma lettre bi nga xam ne moo war a jëm ci commissaire bi man maa ko teree ñëw parce que man maa fausé mais sinon kon waxtaan da koy fekkee ak préfet bi
li ñuy def nii yëpp nice na rafet na maa ngi ciy kontaan bu baax a baax ndax maa ngi ci doon déggoo Malick bi tey Kalala Maguette Mbaye suma doom la boo topp ci man sa papa la ma def amul lu ñu dugg sóoroo moom te du ma ci dugg maa ngi nuyu sama ñoom yaay maa leen di fay dama moo tax dugg ma sax yaay nuyu naa la soo déggee sama nuyoo sant nañ bu baax a baax lii lu rafet la mais daa bëgg bu ñu jógee ci lii koñ bi ñu ñoo ko moomal suñu bopp kenn dañu ko defaral ñoo ko def si bopp man do topp ma ci ginnaaw benn politicien te amul politicien buy taxaw ne Khadim Mbaye topp na sama ginnaaw amul ak politicien boo mën di doon topp ma la topp ma ci benn bi ginnaaw politicien di daw lu ma maa ko defal sama bopp maa ko mooy sama bopp taal lu ma kenn loxo mais ñun nañ boole suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm kon bii ñoo ko mën a defar agression yi bari na lépp bari na mais lépp après xam naa ñoom Aliou gisee Malick ñoom Kalla ñoom dinañ ko waxtaanee ba xool sécurité koñ bi ni ñu koy defee mais fii kenn mënatul génn kenn mënatul def dara sant naa bu baax gërëm naa bu baax sama tawat moom moom génn maa ngi ñaanal jàmm ñëpp yàlla ma ñaanal yàlla ñu ñaanal ma jàmm maa ngi wér wasalaam. Aliou gisee Aliou gisee kaay maa nga doon 50 000 yi xeeb naa ko 50 000 yi xeeb naa ko dama feer moo tax yàlla dafa la jàll wasalaam jërëjëf. et ma yaakaar ne liñ fi war a waxtaane yëpp dafa war a doon loo xamante ne ku fi jóge rek nga ne man de am na as tuut bu ma ci jëlee ci njëriñ thème bi nga xam ne moo ñu boole xëy na ñi gën a ndaw tout tànk yi du ñu gën a comprendre bu baax parce que xëy na adolescent yi waxambaane digg doom laa mun a wax ak njagambaar yi ñoom la gën a soxal surtout bu ñuy wax ci mbirum réinsertion wala insertion defe naa ki ma jiitu ci waxtaan bi maa ngi rafetlu ay kàddoom te am loo xamante jël naa ko ci bugg ci sànni as tuut bi ci jiitu mooy la notion du temps am na ci ay lu mu ci bind la notion du temps nag boo gisee ñun ci suñu dundin dafa nekk ci suñu culture des fois dañu yëg ne ñu ngi perdre temps maanaam yaa ngi perdre sa temps te yëgoo ko defe naa am na woykat bu ko woy ci mbirum recherche de solution ci li nga xamante ne mooy soxal ndaw ñi rawatina utum xëy lu tax loolu parce que souvent bu ñuy wax booloo mooy doole dafa nekk firnde boo xam ne lu dëggu la li tax mu dëgg mooy lan damay jël rek ci mbirum emploi tey am na fi ay waxambaane yu nekk ci quartier bi jàng nañu am nañ seen lijaasa waaye xëy na amuñu liggéey ba ñu séentu lu ci bëri dañuy naan am nañ sama CV déposé naa ci société nangam waaye kenn woowuma damay xaar yàlla waaw dañu ne yàlla bay sa tool maanaam li ngay sababloo mooy bés bu nekk war ngaa dem nemmeeku fi ngay teg sa këyit waaye bul yem ci loolu li nga war a def mooy li ñuy tubaab di duppee réseautage mooy li nga xamante ne tey mooy tax waxambaane yi di war a mën a am fu ñuy jublu ba ñu mën a gis seen bopp réseautage mooy lan mooy xam naa Amadou Diko wala xam naa Ousmane Kalala am na ci lu muy yëngu xëy na moom am na keneen ku mu xam mu am ci leneen lu muy yëngu xëy na bu ma ko waxee sama mbir moom dina ko yeggee kooku nga xam ne li muy yëngu ci man loolu laa bëgg a yëngu bu boobaa moom jottali na la waaye yemuloo rek ci ne da ngaa dem nga déposer sa këyit parce que mun ngaa déposer sa këyit këyit bi na mu yeggoo na mu yeggsee noonu lañ koy dugalee ci mbalit bi xëy na doo ko fekkee waaye xëy na ka nga laaj nga ne ko mën na xamuloo diw boobu boole la ak diw boobu loolu mun na am njeexital ba en tout cas même bu dul am nga liggéey boo xamante ne li ñuy wax emploi précaire maanaam liggéey boo xam ne du yàgg mun nga am liggéey boo xam ne mun na yàgg ndaxte dañuy ne xeeb moo baaxul bis boo commencé xeeb rek yaa ngi xamal sa bopp ne li ngay yóotu tant que jegewu la da ngay yaakaar ne doo ko mës a jot defe naa wax na ko léegi mooy li mbirum
détermination maanaam gëm sa bopp bul wax ne lii jomb na ma déedéet jomb la war nga ko mën a am waaye ci kaw nga am sa détermination maanaam sa pas-pas pas-pas boobu nag du dara lu dul lii ma yaakaar ci diw xëy na diw mii dama ci am yaakaar rek waaye xëy na su ma toogoon waxtaan ak moom dina ma jox lu ëpp la ma yaakaar ci moom maanaam bu fekkee dama bëgg mu dépanner ma ñun ba ñuy gën a nekk ndaw gis ngeen mbaar mi nekk fii ñu koy ne mbaar Alioune Fall mag ñi fa daan toog ñun dañ leen daan fréquenté boo romboon nga woote nga ne da ngay nuyoo doo tàllal loxo da ngay dugg si biir mbaar bi nga joxe loxo su ko defee mag ñi fa toog dina am lu ñu sas am na loo xam ne dañ ko waxtaane ak yow ba yow di nga am loo xam ne di nga ko ci jële donc loolu tey moo manqué jeunes yi maanaam tey am na lu bëri loo xamante war nañ ko mën a jële ci ñi nga xam ne ñoo leen mag waaye duñ ko mën a jële ci ñoom parce que dañuy yem rek ci nuyoo jàll donc loolu baax na ñu koy fàttali bu ñuy wax nag dëgg-dëgg ci thème bi réinsertion dañuy xalaat nit boo xamante ne dafa bëgg a dellu siwaat maanaam dugaat am na ñoo xam ne tey ndogal daf leen di dal ba xëy na ñu tëdd caabi fete leen ginnaaw waaye dañu war a jàpp ne ay nit la ñoo xamante ne ndogal moo leen dal wala njuumte moo leen dal kon nag dañu war a dellu siwaat nekkaat ak ñun di dund ak ñun ñu bañ leen di xoole bët di bañ leen di moytu waaye xam ne rek njuumte moo ñëw loolu nag pour mu mën a nekk il faut képp ku nekk ci ñun mu jàppee moromam ni mu jàppee boppam maanaam su ma nee doomu diw bi bu ma jàpp ne doomu diw mais naa jàpp sama doom la man bi ñuy gën a nekk xale ñi nekk fii duñu ma weddi su nit defaan loo naka sa dul noonu yow am nga droit ñëw corriger ko ba pare yóbbu ko kër waajuram ne ma lii laa ko fekk muy def mu neexal leen ñu mën di aar gox bi te loolu je pense que lu ñu war a mën a delloosi waat la waaye aussi bu ñu koy delloosi il faut que ñu xam ne jamono bu njëkk ak léegi wute na ki nga xamante ne du nelaw ngir sa kaaraange waroo ko xoolee noonu rek parce que dafa baax wala parce que dafa am jot dafa war a am loo war a def aussi làmb sa loxo sa poos ne war naa mën a def lii ñu boole ko pour que ñu gën a am cawarte ci loolu ñuy def jàpp aussi ne réinsertion du rek parce que dellu si naa maa ngi ci biir gox bi waaye aussi question de mentalité la li tax mu doon question de mentalité maanaam nit ki bu mu xeeb boppam bu mu ne rek parce que amoon naa tolof bu ni mel fu ma romb ñu ngi may xoolee nangam loolu yaa koy def sa bopp maanaam travail psychologique la c'est un poids psychologique pour la personne loolu nag pour ñu mën ko dindi ki koy xalaat moo ko war a njëkk a dindil boppam jàpp ne juumoon naa jeex na dellu siwaat naa dañoo war a tàllal loxo yi ñu xam ne ñun ñëpp benn la dara jombul kenn juum te ñëpp lay dal kenn rek moo dul juul mooy yàlla suñu borom donc vraiment damay tënk wax ji ndaxte waxtaan bi daal pour man weccoo xalaat bi ci lay gën a am solo ci laajee contribution yi mais pas dans un long discours di leen jaajëfe yéen ñëpp ci seen teewaay merci. bu baax les organisateurs Lingis ak Samba vraiment ci liñ ma boole ci mbir yi depuis boobu ba léegi ci organisation bi et tout ça te wax dëgg yàlla muy ay nit yoo xamante ne ba ma leen xamee sax pratiquement ba ma leen xamee yàgg na mais ba ñu jegantee yàggul mais njëriñ rek laa gis ci ñoom donc jërëjëf jeunes yi nag dama bëgg ngeen di déglu les jeunes day leen déglu parce que mënuñu leen tàntal tànt bu rafet bi tegal leen ay chaise organiser leen waxtaan te doo leen ci jariñu lii defuñu ko rek pour taaral koñ bi wala mais dañ ko def pour ngeen jariñoo n'est-ce pas waxtaan la boo xamante ne da ngeen cee war a jàngee lu bari donc da ngeen di déglu ngeen bàyyi waxtaan mi ngeen déglu c'est très important pour yéen la ndax yii ay stratégie locale de communication la yoo xamante ne mooy jur lu nekk donc c'est de la communication sociale liñ fi waxtaan léegi ma jàpp ci ñetti mbir muy responsabilité transformation
ak créativité man jeunes yi laay waxal dafa am benn boroom xam-xam bu ne être homme c'est précisément être responsable homme nag su ko waxee góor taxul muy wax mais nit moo tax muy wax donc responsabilité nit mooy responsabilité nga jël sa responsabilité ndax nit comme ni ma koy faral di waxee man soo ma waxee ban façon nit nga am ban façon nit moo nekk sa gox ma wax la ban façon gox nga am mais aussi su ma xoolee sa gox dinaa xam ban façon nit moo fa nekk donc être homme c'est précisément être responsable xale yi am na beneen boroom xam-xam bu ne adduna bi lu muy yaatu ak lu muy mag dëkk yi lu ñuy rëy ay tabax ñoo fa nekk ay bâtiment te bâtiment boo fa gis ay briques moo ko tabax mu ne ngeen jàpp ne benn brique boo leen ci teg rek bokk ngeen ci ñu tabax adduna bi pour dire bu leen xeeb seeni jëf loo leen teg rek bokk ngeen ci adduna bi donc prenez vos responsabilités ki doon waxtaan wax na ko dara jombul kenn da ngay toog oto bu rafet romb la nee na nga yaakaar ne keneen moo ko moom les jeunes bàyyi leen seen xel ci adduna bi ni mu mel tey ak fi adduna bi jëm ñu ne day gën a metti fii ak ci kanam donc il est temps de prendre nos responsabilités donc lii boo leen ko gisee dañ ko def pour transmettre des valeurs lan mooy loolu tey jii di ngeen dugg WhatsApp ay Facebook di xëy suba ba ngoon di nekk ci ay mbir yoo xamante ne xaj na amul impact bu positif ci suñu àdduna ci suñu dund n'est-ce pas suba ba ngoon ñuy def yoo xamante ne amul benn impact bu positif pour ci suñu dund te le temps est trop cher donc ci yu mel nii waxtaan yi mooy waxtaanu ñaax yi nga xamante ne ñoo leen di delloo seen valeur parce que doomu aadama dafa am valeur yàlla bi mu bindee doomu aadama dafa ne ci alxuraan yàlla nee na laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim yàlla dafa bind doomu aadama ci anam bi mu gën a sellee anam bi mu gën a baaxee anam bi mu gën a rafetee donc doomu aadama dafa am valeur mais doomu aadama mooy defar lu nekk ci àdduna donc ku nekk na joxaat cër boppam yàlla moo ñu teral ku nekk na teral boppam ku nekk na delloo cër boppam ku nekk na am ambition xam ne mën nga egg fu nekk ci àdduna mais ki doon waxtaan léegi wax na exemple Bill Gates mu nekk doomu aadama nit jur ko n'est-ce pas ñun ñëpp am nañ ay parents te ay doomu aadama lañ rawatina ak yéen ndaw ñi rawatina ak yéen ndaw ñi fu nekk mën ngeen fa àgg fu nekk mën ngeen fa àgg bu kenn xeeb boppam bu kenn xeeb sa gox ku nekk sa gox yow yaa koy jox valeur bi nga koy jox nag ci yow lay déparé ci sa biir xel la nekk ci li ngay considérer la nekk maanaam l'environnement est l'extension de notre état d'esprit ñun ni ñuy xalaatee ak ni ñuy yaakaar ne noonu la war a demee loolu la ñuy gis donc ndaw yi ma leen di gën a ñaax
ma leen di gën a ñaax parce que comme nu ma ko waxee sànq communication sociale mooy communication bi nga xamante ne ou développement personnel waxtaan ay mbir yi nga xamante ne day am jeexital ci seen dund pour changement am communiquer pour changer communiquer pour changer mais kan mooy changer kan mooy changer parce que au fait la communication sociale moom mooy processus locomotif du changement c'est-à-dire bu changement naree am bu développement naree am bu suñ dund gënee neex boo leen waree réussir loolu yëpp pour mu am il faut ngeen koy waxtaanee di ko dund te li ko fay yóbbu processus boobu donc moom mooy lii tey mooy li fi ñuy organiser pour wax ne am na valeur mais ban nit moo koy def ban nit kan moo koy def mooy ki nga xamante ne dafa boole boppam ci mbir yi xam nga da ngeen di dégg olof naan ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi wax bu am sens la wax bu am sens la ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi mais kan mooy bokk ci gétt gi société lañ nekk ci société on parle d'insertion ak de réinsertion mais li ëpp solo mooy l'insertion sociale parce que bala ngaa def réinsertion da ngay def insertion ba pare te en général fii comme au Sénégal et partout d'ailleurs si ay milieu carcéral la ñuy tàmm di wax lu ñuy wax affaire réinsertion mais insertion d'abord dafa am lu ñuy wax l'appartenance mooy doomu aadama bi dafay fonk boppam fonk culture am fonk milieu bi mu bokk jeunes yi yéen laay waxal ba tey xale yéen laay waxal fonk seen waajur da ngeen di revendiquer seen appartenance respecter seeni waajur fonk seen culture à partir de ce moment yéen a ngi intégré wu ci seen société mais aussi là je me répète ngeen jël seen responsabilité n'est-ce pas ngeen jël seen responsabilité voilà donc doomu aadama bi dafa am loo xamante ne yàlla daf ko may mu ngi koy utiliser saa yi ko neexee de manière gratuite ñetti mbir waaye dañuy jékki-jékki ñun dafa mel ni mbir yi dañ koy fàtte dañ koy sànni fële di doxee neneen benn bi c'est le cerveau nee nañu ak li am ci àdduna bi yëpp avion yeeg téléphone portable yeeg oto yeeg lu ne ngeen gis ko ordinateur et tout te pourtant nee nañ 1% lañ utiliser suñu cerveau donc am na leneen ak leneen lu mën a am te ci doomu aadama lay jóge parce que yàlla noonu la bindee mbir yi sànq conférencier bi wax na ko muy lan muy ngeen yee seen créativité il faut être créatif te créativité pour mu am il faut nga am confiance ci sa bopp
doomu aadama su amul confiance mënul defar dara doomu aadama subhanallah donc doomu aadama il faut mu am créativité donc on communique aussi pour transmettre wala pour ñu yee seen créativité les jeunes pour ma damay jeexal les jeunes pour terminer encore une fois yàlla dogal na moi je travaille dans des centres psychiatriques en Europe ay centres psychiatriques foo xamante ne borom xel yu kiiwul yi ñoo fa nekk maanaam ay dof mais dof yi dafa tubaab yi sax dof yi dañ leen di jël di leen jàngal di leen teg ci ay normes ba ñuy def loo xamante ne buñ ko defee da nga du doon yëfu dof maanaam ñi def yëfu nit. ma constaté waat beneen affaire jeunes yi ma tàmmaloon di waxtaanal ñi nga xam ne dara jotu leen en Europe jeunes yi ma doon waxtaanal parce que dama doon dem ci ay association et tout ça ñi am seen âge damay gis ne lu ñu ëpp ci yéen leen gën a cultiver maanaam soo leen toogee di waxtaan yéen individuellement kenn par kenn yéen leen di gën a cultiver mais ñoom dañuy jàpp ne ñoom par force dañuy réussir pourquoi parce que dañu am confiance ñu gëmloo leen ne leen seen société gëmloo leen ne leen yéen a fi gën a rafet yéen a fi gën a baax yéen a fi dàq a jàng yéen a gën a mën lépp da ngeen a war a réussir moo tax dañuy réussir donc ayez confiance en vous am leen confiance mën ngeen lu nekk mën ngeen ko te dara jomb leen muy kii jàng kii liggéey ak ki deful dara sax dara jomb ko parce que on parle de doomu aadama donc nit mën na lépp voilà donc je tenais donc man tey finalement bëgguma woon sax jël parole parce que dafa am benn naqar bu dal suñu kaw mais comme mënuñu bañ a ñëw il fallait ñu ñëw donc partager ak yéen donc di leen gën a ñaax di leen gën a wax ne gën leen am citoyenneté ak responsabilité gën leen intégrer seen société bokk leen ci décision yi bu kenn jàpp ne ñeneen ñoo war a décider à ma place bu kenn jàpp ne keneen moo war a réussir à ma place réussite doomu aadama la ko yàlla jox donc doomu aadama moo réussir je parle aussi pour les jeunes footballeurs bu fekkee am na fi réussite kenn moom ko ça appartient à tout le monde donc mun ma wax du ma ci boole loolu donc ku nekk na gëm boppam ku nekk jàpp ne mën na réussir voilà donc je tenais vraiment à partager ça avec vous et puis merci jërëjëf.
di wax aw ma lu fierté parce que démb la woon tey soog a ñëw cër nag dafa am moo koy joxe ko amul du ko joxe te ñi ngeen ma honoré tey maa ngi ñaan yàlla seen ay doom wala seen ay rakk honoré leen loolu ëpp mais tout d'abord dafa am tiis bi Malick bi tey wax rek depuis ce matin sama grand frère moo doon génne Pape Sarr ñu demoon ci ngénte la Fatou la bokk ak fil Cheikh Fili mi nga xam ni moom nekk àndoon ci xew bi fa lañ ko yëgee nouvelle bi donc di ko ñaanal yàlla na yàlla wàccee malaka yër ma dem ci moom te yàlla nañ ko yéex a fayante également ma kontaan nag parce que dama am fii sama kanam monsieur le maire Chérif mu taxawaayu maire Baydi Ba donc Chérif di la wax dalal jàmm parce que ñoo nga sëkk mais également kuy dugg ci kër dugg ba rafet da ngay jaar ci buntu ma nuyu le délégué de quartier Moussa Sankaré nga xam ne fii la nekkoon sànq ba te trop moom tànqal ba kenn ci ay soxla mais également may nuyu suma benn wóllëre bu toog fii ci bâche bi depuis très longtemps depuis ce matin maag moom ñoo àndoon xew ba Moustapha Diop mi ngi nii jaarul këram dafa ñëw continuer fii directement ndax man ak Amadou Play ndax nag olof dañuy wax ne ki la yëg moo la sonal may ki la bañ dala noppal mais également may remercier le président de l'ASC Gounass Demba Konaté bi nga xam ne ñuy toog fii ci biir bâche également may nuyu le président Bi Diallo bi nga xam ni ASC Magadan la ñëwal ci tey di remercier sama benn rakk boo xam ne nii jàpp naa ne ci yoon bu mu tegu yoon bu ñu jëmale nit ñi kanam la muy amati ko mais su ma jógee ci loolu mu am sama rakk boo xam ne nii ñu ngi koy wax un homme très responsable nit ko engagé te effacé également muy sama rakk ju baax ñu koy wax Denis Ndour Denis ñun Gounass amuñu sa fay parce que yaa ngi taxawu jaamu yàlla yi ci ni nga xam ne noonu lañ ko soxlaa parce que nit nag xaarul ba am soxla rek su ñëw ci yow saa yi boo gisee nit yaa ngi koy orienté yaa ngi koy dimbale pour que mu dellu soit ci li nga xam ne nii moom mooy la société li mu soxla et c'est des produits yooyu la ñu moom lañ soxla ci société sénégalaise kon Denis Ndour ñu ngi lay ñaanal sa nekkin fii ak feneen fudul fii yàlla na ko yàlla ful ba ñu ñëpp gis suñu bopp mu am ay sax ñoo xam ne nag suma ay jarbaat la ñii sama ay rak am initiative bu organiser lu mel nii wax ci réinsertion kan la ñuy réinsérer mooy ki nga xam ne nii moo nekkul woon ci yoon bi nga xam ne mooy bu jub bi ñu war ko dellu ci société bi nit nag bu juumee ñan ñoo koy dimbale mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo xool wala ñi nga fekkee ñun nag fekkee nañ démb parce que dañuy wax ne à l'époque boo rombaan def lu jaaduwul paa yi dëkk ci koñ bi ñoo lay woo wax leen ne waroo doxale nii parce que loolu fii la mu fekk foo dund 50 ans yaakaar naa ne foofu nga dëkk te li muy wax ne lu ma fekkee la ko mën naa nekk témoin ci loolu kon yéen xale yi seen chance mooy jël leen mag ngeen xam ne moom ngeen am ñu am ay valeur ngeen xool ci ñoom pour que au moins ngeen mun a def référence ci ñoom parce que loolu moo leen di dimbale ñun de dañu fekkoon suñu ay mag ak suñu ay baay baax moo tax ñun ñu góorgóorlu ba ñéem a xool ñoom seen tànk ñu tegoon te fi ñu tegoon seen tànk ñu teg ko kon yéen également ñu ngi leen di woo ci loolu yaakaar naa ne tey ku woo ni ñu toll nii nit ñu am valeur yi ñu dool ni toog fii ci bâche bi tey yaakaar naa Aliou Seye sànniwu leen seen carte
fi ngeen ko jox foofu la fi ngeen joxeñ foofu la ñu leen di ñaanal yow ak Cheikh Diène boo yi nga xam ne ñoo nekkoon ci seen ginnaaw yëpp topp ji di doxal yàlla na affaire bi jëm kanam bi jaay Seydou je crois que lii mooy kàddu yi pour bañ a gudd rek di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah je vous remercie. asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di rafetlu initiative bi di nuyu suñu grand yi nekk fii parce que Kalala su waxee rek mel na ni ñëpp wax nañ parce que suñu grand la icône la di ko teg di nuyu di ko jox nuyoo bi mu jox ko le président de l'ASC Gounass grand Demba ak suñu grand frère Tafa Diop ak ñoom Malick Biteye en fait li ñuy def nii rek dañoo war a fàttali doomu aadama yi Aliou Guissé li mu initié moom ñoom bés lu baax la amaana jeune la xaalisam amoon na feneen fu mu ko waroon mën a def mais defu ko dafa ne doomu gox bi laa dafay baax ma sensibiliser nit ñi kon ñu ne ñu war a ñëw def suñu participation man nag li ma gën a neex ci parrain yi wax dëgg yàlla parrain bu ne def nañ ma ko mais bii moom ma gënal parce que koo xam ni xoolu lu mu yóbbu këram xool lu mu def ci boppam quartier am moo ko ñor quartier am la bëgg mu dem ci kanam initié lii wax dëgg yàlla c'est à saluer may faral di wax nit ñi rek gis nga jikko yi foog ñu defaraat ko comme ni ko Malick bi di waxee sànq nekk nañ ci dëkk boo xam ne toll nañ foo xam ne tey jii réseaux sociaux bi dafa yàq lu bari ñun ay doomu aadama lañ dañu gis loo xam bàyyi ma àggale ak sama baat rek wala dañu toll foo xam ne tey jii ñun ay doomu aadama lañ dañuy defar moo ñu gënal yàq jikko yi yàqu na xale yi liggéeyatuñu mais xëy na amaana di nga am diplôme te yàlla namul nga am xëy parrain dañ leen cëral rek mais xaaruñu woon parrain pour def ci dara wax dëgg yàlla yàlla leen yàlla fay di gërëm parrain yëpp mention spéciale nag ak Sagna sama doom la moom wax dëgg yàlla sama booy la sama xarit la daf may woo di ma laaj ay conseil muy booy boo xam ne ku ñu éduqué la daal li nga namm ak li ngay mbébét yàlla nag suñu borom sottil en fait li may wax rek mooy ñun Gounass nañu am màgg daan sanduku CFA dafay baax suñuy rakk bu ñu defee dara boo leen si ñu ñëw joxe suñu contribution mais di leen wax ni di leen seedal it ki ko initié ku gore la ku maandu la ku jub la te wax dëgg yàlla ñi mu àndal it fu ne bëggoon nga am doom yu mel ni ñoom mais ñu ngi leen di ñaan yàlla yàlla lafal cat ñun fi ñu dëkk dafay baax ñu defar jikko yi parce que toll nañ foo xam ne tey jii jikko yi yàqu na yaay yi mënatuñu yar papa yi mënatuñu yar parce que mbedd mi moo yàqu lu bari la jeunesse da ngeen war a conscient def loo xam ne tey jii bu leen kenn xeeb bu leen kenn def dara parce que toll nañ foo xam ne nii am na lu ngor nangu te diine nanguwu ko am lu diine nangu te ngor nanguwu ko ñu ngi ñaan képp kuy xale comme li ñu créé sànq bëgg a def dara wala nga bëgg a jàpp ci dara am diplôme wala nga bëgg a def formation na nga ñëw nga jege ñoom Aliou Guissé wala nga jege ñoom Sagna ñun lépp luñ mën nañ ko def incha allah merci je vous remercie. ñëpp kullim mun na am doo motal di nuyu monsieur le maire nuyu Malick Biteye di nuyu Bi Diallo ak ñi fi jote jaar sunu grand kala du nuyu waa koñ bi yëpp du nuyu kilifa yi fi nekk yëpp di gërëm aussi xale yi nga xam ne ñoo initié lii muy ñoom Aliou Guissé ñoom Cheikh Diène ak ñu ñu àndal di leen féliciter di leen encourager aussi parce que c'était pas évident ndax li tax tey ku ne xam na ni Sénégal day football mais ku ne ki nga séqal mbir mu jaral ko mu bàyyi li nga xam ne xëy na moom la gën a bëgg ñëw kon liñ ko jox cër biñ ko jox yëg na ko te vraiment rëy na ci moom bon thème bi ñuy wax dafa am solo parce que d'abord dañuy wax ni kuy wax ku ko déglu la bëgg kan moo war a déglu mooy cible bi mooy kan cible bi mooy ñi ngi wax ni insertion ak réinsertion on parle des jeunes mais on parle aussi tamit des parents muy yaay yi ak comment dirais-je papa yi société nag dafa am ay normes société yi suñ ko bàyyee looy li woykat bi di wax ku wàcc sa ànd da ngay war ànd jàmbu te bu borom ñëwee di nga wàcc àndam société dafa am seetu bi moom mooy
booy xool da ngay xool ay référence ñi nga xam ne peut-être ñoo nekk ci société ba mais léegi réseaux sociaux peut-être dafa yàq lu bari ndax nit mun na nekk ci biir kër nekk ci biir nit ci biir néeg tandis que mi ngi ci biti parce que tant que yaa ngi xool li ci biti loolu mi ngi lay nax parce que loolu ngay xool bokkul ak sa réalité société donc bu ñu bëggee ñun ñu tegu ci norme du question chercher à paraître moom mooy bëgg a nekk ma dégg ñuy wax ni exemple noo mën a nekkee wala noo mën a amee baax na non ñun am nañ ay références mais la plupart références yi dañ koy teg yi bàyyi ko di xool yeneen i références te li am solo moom mooy bu ñu xoolee suñu société am na ay références yi nga xam ne tey prouvé nañ ko mais prouvé nañ ko monde wi wan nañ àdduna ni ñoom am nañ capacité yu kenn amul wala ñu bari yu ñu amul te fii lañ nekk je peux en citer bu temps bi xatul woon peut-être ñu dugg ñu xuus ñu wax ba ci koñ bi ñu nekk am na ñi nga xam ne c'est des exemples donc kon bu ñuy xool lu ñu jël suñu bët ñu teg ko ci ñooñu mënoon nañ fi nekk nag bon peut-être di lim mais macha allah koñ bi dafa bëri ay hommes de valeur ay personnes de valeur yi nga xam ne bu ñu leen doon lim fii duñ fi pare donc te boo laalee kenn rek di nga wax keneen mais lu ñu mënul ñàkk mooy bu ñu xoolee barki démb ci Masaalikul Jinaan supposons ma tàmbalee foofu ñu xool ci tuuti sëriñ bi ba mu fiy ñëw naka la mel naka la temps bi mel naka la jaam yi amee cofeel ci moom ndax ki mu doon tey demul di woote ni kaay exemple kenn comme ni politiciens yi def di campagne di woote mais di nit ñi ñoo am cofeel ci moom ci ñoom parce que li muy représenté la mais fan la jógee d'abord bon ku xool waay juróom ay maamam muy sëñ Touba ba muy démarré ku ne xam ne dañ ne sëñ Touba amul woon poste mais tey kuy xool exemplaire économique patriotisme économique xool ko ci Touba sëñ bi tey bu bëggoon 1 milliard da koy am tey donc kon am nañ ay références li tax donc yooyu ay njàngat la ñi nga xam ne war nañ xool nit ki fan la jógee ak fan la war a jëm balaa ngay gëm sa bopp rek damay dégg ñuy wax toujours gëm sa bopp da ngay xam sa bopp boo xamee sa bopp pe sa bopp peut-être di nga mën a ni mun nga gëm sa bopp. on peut en citer ci politique am na ci place su diplomatie sunu kilifa yi Serigne Niassène sëñ Cheikh Ibrahima Maye Niass barki démb prouesse bu mu def koo xam ni Soudan moo ëpp Sénégal juróom-ñaari yoon moo ñu ëpp population fukki at guerre am fa politiciens yu mag yu ne ci àdduna bi def nañ lu ne mënuñu ci dara mais yàlla def moom mu ñëw mu comment dirais mu saafarawu loolu dafa jar sant yàlla donc kon ñun bu ñuy xool référence bu ñu xool ni tubaab yi la ñuy xool da ngeen di gis ci tubaab yi ak lañ leen di wan ak réalité seen société bokkul ñun suñu société dafa am réalité nit nag Olof Ndiaye dafa ne dar xëyul sotti mais Sénégal léegi dañoo bëgg bu ñu xëyee rek rapidement ñu sotti non noonu du àdduna am nañ fi ay kilifa yu nekk ci koñ bi ay référence lañu supposons je peux en citer kenn rek ñu baal ma ñu ci des ñuy wax doomu yaay Ndeela muy Denis Ndour bu fi toogoon boo ko xoolee jàmm bu xeebu la ci taxawaay ku xeebu la mais États-Unis la nekkoon États-Unis di ko xëccoog Sénégal ci ruq bii la dëkk tey doon na kilifa bi nga xam ne tey bu bëggoon tegaat tànkam États-Unis du laaj ay visa day dem direct ndax États-Unis ñooñu ko gën a soxla mais dafa bàyyi privilège bànneex dafa bàyyi lu bari ñëw servir dëkkam fu mu dellu biir koñam Medina Gounass demul Almadi donc ça c'est un exemple donc li may bëgg a wax ci jeunes yi moom mooy d'abord nit ki balaa ngay def dara da ngay nekk patriote mooy ki bëgg réewam ku bëgg goxam kookoy patriote kooku bu bëggee exemple tegu ci yoon dina yomb mu tegu ci yoon mais su fekkee ne da nga bëgg a xool société bi nga xam ne li muy dundee ak li ngay dundee société yi socio-culturelle yi bokkuñu ndax nit dafa am aada ak cosaan ñun bu ñu bëggee bàyyi sunu aada
ak suñu cosaan dem épouser yeneen aada ak yeneen cosaan donc la ñuy sonn looloo waral ñu wut ay panélistes yooyu ci loolu lañ doon wax moo tax il faut ñu delloo leen pour ngeen déglu réinsertion moom mooy kii tegu woon société bi jékki-jékki génn ñu war ko delloo si donc il faut ñu bañ ko beddi mais il faut changer d'approche mooy lan nit ki bu ñu jugé ti nit bu fekkee mel na nu mu war a mel nañu xool lu tax mu mel ko ak nan la ñu fexee ba delloo si ko mais tamit ñu fexe ñii nga xam ne ñi ngi ci yoon ñu bañ a fexe ba ñu bañ a teg yoon donc lu am solo la mais tey macha allah xëy na li ñuy bëgg a wax yëpp du fi xaj temps bi xaju fi dafa guddi mais ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci teewlu bi ngeen teewlu ak toogaay bi di ñaan yàlla ndaje yi ñu koy faral di multiplier parce que c'est très important donc ñun loolu la ñuy wax di leen wax ni kontaan nañ ci bis bi ñi ngi leen di ñaanal yàlla li ñu fiy wax mu mun ñoo jëriñ mu bañ a doon li nga xam ne ñëw nañu rek mu neex rek ñu dem mais li ëpp importance mooy nañ ko jël téye ko ndax nit boo demee ci barab ñu wax la da ngay xool wax jël lu lay jëriñ nga téye ko lu la dul jëriñ nga jël ko nga teg ko fële adduna amul solo ndax temps dafa xat boo xoolee dund bi léegi nit ñi guddatuñu fan à 100% te adduna ñetti fan la benn nga mënal sa bopp ñaar yëpp dañuy mënal ba ngay fekk adduna dañuy mënal boo fi bàyyi ko dañuy mënal comme instant bi ngay dund da nga fexe ba sa dund am njëriñ wasalaam jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. gars yi ñu ngi leen di ziar bu baax ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp. di wax ni Aliou Guissé di wax ni Aliou Guissé li nga xamante ne nii organisé nga ko tey ci thème bi nga xamante ne ni indi nga ko fii ci koñ bi muy Médina Gounass 1B pour xale yi jariñu si mooy c'est juste que pour dire que ni thème bi tey ñi si waroon a jariñu dëgg-dëgg xëy na dañ fay sori parce que yaakaar naa ni xëy na boo ko organisé pare nañu bés bu mel nii xëy na nekkul ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci bâche bi moo tax ñu organiser ko mais ñi tax ñu organiser ko xëy na mooy ñi ñu gis mooy suñu raq yi nga xamante ne nii wala suñuy doom wala suñuy jarbaat yi nga xam ne yaakaar nañ ni dañoo jàdd wala yaakaar nañ ni ñu ngi waaj a wàcc yoon wi xëy na ñooñu moo tax tey ñu organiser ko. damay def tuuti rek benn fàttali ci jamono boo xamante ne nii tolloon nañ si muy en 2005 dañu tolloon ci xale yëpp wala majeure partie xale yëpp nekk ay jaaykatu feeraay fu ñu tourné xale mu ngi fori feeraay di jaay ñu jàpp xale yu bari di leen yóbbu ci kaso bi ndax ay xale yu tuut nag laay wax di leen yóbbu ay police Guédiawaye police bu ne ndax dañuy jaay feeraay ma wàcc benn bés xalaat ci man la may yëngu parce que boobu maa ngi doon nekk xale buy tàggatu rek ma ni naa jaar ci suñu beneen grand boo xamante ni gis nañ ni nekk na ci koñ bi te nawloo nañ ko te boobu ba léegi dañoo gis mu teg tànkam ci loo xamante ne nii jëmale dëkk bi kanam dong la muy suñu grand Ousmane Sarr yaakaar naa li ngeen wax sànq ci moom kenn du ko dindi. ba ñu waxtaanee ak moom ne ko dañoo bëgg a créer fii une école de football pour jàppale bépp xale boo xamante ne da nga nekk fii nga bàyyi ci li nga nekk muy ñaar dem géej bi ak li nga xam ne mooy jaay feeraay bi mais bañ ko commencé ba léegi. yaakaar nañ ne amatul benn xale boo xamante ne mu ngi si koñ yi di jaay feeraay xale yëpp ñu ngi nekk ci école football yi di tàggatu waaye aussi ñu ngi nekk ci lu mel ni li nga xam ne suñu rakk da koo créé muy Sagna school ndax wax dëgg yàlla boo nekkee ci koñ nekk xale da nga war a xool loo xamante ni mooy jëmale mbir mi kanam nga nekk ci léegi diggé bi dafa teg micro yi dañu paan diggé bi teg ay musique xale yëpp jóg di fecc ñëpp tout le monde jóg di fecc dama yaakaar nit soo ko bëggee jubbanti da ngay jaar ci moom la mu bëgg moom nga jubbanti ko ci nit ñi bëggatuñu lu dul lii
bu diine weesee xam ne obligation la ci doomu aadama bu nekk pour mu am foi am diine bu weesee dañuy xool ci lan la war a lan la gën a bëgg pour ñu tegaat ko ci yoon. boo tegee musique di nga xam xale yi lan lañ bëgg su bal tegu woon fii léegi-léegi nga xam xale yi lan lañ bëgg kon ci yooyu la ñu war a jaar pour ñu jubbanti waat xale yi. mais aussi tamit jubbanti dafa am ñaar mooy kii jubbanti ak ki ñuy jubbanti. ki ñuy jubbanti tey moo fi raf parce que tey li gën a tax ñu organiser bés bi ñañ ko war a waxal ñu ci bari ci ñoom ba ñu ñëwee sànq wala ba ñu fi jaaree demaat nañ seen yoon parce que xëy na match ci Sénégal moo leen soxal wala leneen moo leen soxal mais ñooñu ñoo gënoon waral tey jii ñu organiser waxtaan bi. mais nag amaana kenn ku soxla li ñuy bëgg a wax nii mu ngi fii nii kon ñun duñu tàyyi ci di wax parce que tamit ku war a wax soo noppee rek da ngay rafle kon ñun dañuy lancer message juste di wax ni on n'a pas besoin xëy na ñuy wax naan ka nekk ci États-Unis wala ka nekk ci London wala ka nekk ci leneen référence la def na nangam ak nangam ndax ñun suñu ay référence fii la nekk ci biir Médina Gounass fii nii te ñu ngi koy gis te am nañu ay référence parce que yàlla moo wax ni garab bi lay faj mu ngi ci dëkk bi nga xamante nii fa nga nekk kon ñun suñu ay référence fii la ñu nekk ci biir dëkk bi ba may nekk xale mun naa ni dama meloon comme xale yi dama daan xeex dama daan def ay naka sudul noonu xëy na nag lu bari yàlla dimbali na ma ci ba yegguma foofu mais tey su ma dellu si waatee yàlla ak ñett ñoo tax ma dellu si ñett te damay sawar di ko tudd parce que ñaar ñi yàlla daa yóbbu seen ay bakkan yàlla na yàlla yërëm leen xaaral leen aljana waaye kenn ki dafa toog te bëgguma mukk muy dem génn àdduna ma koy wax ci ginnaawam ñaar ñi muy yaa Maguette Diagne yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana fu mu déggoon ni mës naa coow jóg na ñëw xool si ma ñëw yedd ma keneen ki muy suma maam Bernard Ndour fu ma mësee histoire ba ñu yóbbu ma police su ma demee su ma ko fa fekkul su ma fa toogee ñaari minutes dana ma fa fekk te Maguette la woon bant la doon doxee kon doomu aadama yooyu xëy na tey suñu wëlbateekoo ba ñeme entreprendre ba ñemee ne nañu def ay mbir pour fexe ba suñu ay rakk wala suñu ay jarbaat bu ñu yegg ñun fa ñu yeggoon pour ñu wëlbateeku kon ñooñu tax a ñeme mais ñetteel bi mooy suñu grand Ousmane Sarr Kanala li tax tey ma koy tudd di ko tuddaat parce que dañoo juddoo si koñ bi yaroo fi màggee fi ñu fekk ko muy œuvre ci sunu li nga xamante ni moom la ñu gën a bëgg muy sunu ASC bi nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp ñu nag ñoom Aliou Gissé ak gars yi muy ASC Gounass mais mu jaaxaloon ñu lool kii lan la ko Gounass defal ba tax guddeeg bëccëg subaak ngoon këram néegam ak léppam mu ngi ko def ci service su ASC bi lan la ko Gounass defal mu jaaxaloon ñu ba ñu ne nag ñun kon ñun dañuy teguwaat ci tànk yooyu noonu ba fexe ñu nit Gounass nawloo ñu te tey parrainage bi nga xam ne Aliou Gissé def na ko tànn ñu ci kanamu ay jeunes yu bëri kon xëy na tey ñu ngi dañuy jéem juste rek ci tegu ci tànk yooyu noonu may ñaan rek yi ñu am ñu xaw a dëng wala ñuy waaj a dëng nañu gëstuwaat référence yooyu noonu ñii Aliou Gissé parrainé bis bii tey wallahi kenn ku nekk ci ñoom doy na parrain kenn ku nekk ci ñoom doy na référence Gounass war ñu jéggaani nit ku ñuy xool pour baax amul soxlawuñu alal ñun suñu alal suñu richesse mooy suñu population mooy suñu fierté tey su ma toogee xool Chérif Sy mu toog damay xam ne doomu Gounass bu dëkk Gounass juddoo fi yaroo fi màggee fi bu tekkee ci biir dëkk bi jéggaaniwul daraam lépp fii la ko defee kon dañuy ñaan suñu rakk yi ñu xam ni àdduna sa bët bi boo ko tegee foo xamante ni yàlla bindul ne war nga faa yegg da ngay tardel sa bopp wax naa ko sànq ci waxtaan dañuy am benn ñeent fukki dërëm dong 200 francs di dox 200 yi ñuy xool lan lañ ciy dolleeku ñu wëlbateeku suñu benn rakk ñaan ñu ko suñu rakk ñaan ñu ko fii ci mbedd mi te daf ñuy leer ne bu ñu ko joxee da koy dem jënd ji sàngara wala mu dem jënd ji ko 15 mais ñu doyloo borom bi yëkkati ñeent fukki yooyu jox ko te leer nañu ni suñ ko joxee loolu la koy dem jënd ji mais la moo tax ñu ko koy jox mais duñ ko jox suñ ko joxul dañuy ragal xëy na mu jàdd fee agressé keneen dans le besoin mu agressé keneen jël loolu dem jënd ji ko leneen moo tax daf ñuy gënal ñu yëkkati suñu ñeent fukki yooyu jox ko pour moom mu dem jëfandikoo tout le temps pensant que ni xëy na fa ñu yeggoon ba yàlla wëlbatikuñu ci xool bi ñu xool ci ñi nga xamante ne ñoo ñu jiitu ñoom danañ am jamono boo xam ne bu ñu fa yeggee daañu xool kon bu kenn si ñun tàyyi ci wëlbati ci jubbanti ci taxawu suñuy rakk yi nga xamante ni xëy na suñu leen tegee loxo yàlla génnee leen ci situation yi te Aliou
ci yoon boobu la nekk moo waral organisation bi tey kon duñ ko remercier parce que def nañu parrain waaye dañ koy remercier ci xalaat bi mu xalaat ni nañu taxawwaat suñu raq yi ak suñu jarbaat yi ba ñu teguwaat ci yoon kon yàlla na yàlla jubal xalaat yi jubal xel yi ba yàlla tegaat ñu ci yoonu siraatal mustaqim ñu leen di gërëm yéen ñëpp. bon asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu pare yi ma fekk fii yëpp maa ngi di nuyu maa ngi nuyu le délégué Moussa Sankaré mu nekk délégué de la Médina Gounass 1B maa ngi nuyu monsieur le maire Ousmane Sarr parce que moom tamit maire la moom bu mu waxee rek yaakaar naa lépp wax ji jeex na parce que wax nañu lépp grand bi Diallo maa ngi lay nuyu bu baax a baax Demba Konaté wax dëgg yàlla bu ma limee juum mais ñu fi jot jaar yëpp lu ñu wax mat na sëkk du ma guddal damay remercier sama doomu ndey Aline Guissé bu mu jëlee wala mu boole ma ci si parrain yi maag le directeur de cabinet Baba Ndiaye malheureusement que ci ngoon si yaayam xaw a am benn malaise mu ànd ak moom hôpital sànq ba léegi ñuy wax dëgg yàlla ñun ñoo waroon ànd mais malheureusement que loolu moo ko dab ci journée bi waaye Aline Guissé wax dëgg yàlla kontaan nañu nga xool ñëpp nga ne man de Chérif Sy ak Baba Ndiaye wax dëgg yàlla dama leen boole si parrain ci première édition bu may jëkk def fii ci Médina Gounass xamal ne doo wéet parce que suñu doomu ndey nga lii c'est la première fois te incha allah bu déwénee day gën a baax parce que à chaque fois commencement day metti waaye plus ngay gën a dem muy gën a neex comme amul li lu mu ko waxee tey fii dafa waroon fees dafa waroon bëri ñëpp ñëw parce que li nga wax insertion et réinsertion cela veut dire que dafa am ñu jàddoon ñu war leen dugalaat si biir askan wi ñu war leen jëlaat ñu indi leen pour ñu nekkat ci biir askan wi kon ñooñu yaakaar naa ne tey au moins lu mu néew au moins ñu bëri war nañoo ñëw toog déglu conférenciers yi lu ñu doon wax parce que lu am solo la ñun nag dañoo am jeunesse boo xam ne jeunesse bu jeune la ñu bëri wax dëgg yàlla seen jàng soriwul te wax dëgg yàlla bu dëgg bëccëg chaque jour que Dieu fait ñu def ay intervention à la police parce que dañoo xamul léeg-léeg genre yi nii day am solo ñoom ñuy teew bon en plus tamit dama lay conseillé bu beneen ñëwetee lu ci ëpp ci genre yooyu noonu am na benn couche boo xamante ne ñu ngi fii te à chaque fois ñooyu problème bi ci ñoom li ëppee parce que da ngay dox ci mbedd mi sax nga wax ñoom soit ñu wax la lu ñu la warul wax wala ñu saaga la wala ñu dépassé la bon damay bañ tudd benn couche peut ñu gisee ko leneen mais xam na maa moom bu ñu wéetee dinaa ko conseil ci loolu noonu pour que au moins mu mun leen invité ci loolu noonu pour bu déwénee incha allah bu ñu yàlla bàyyee fii ñun ñëpp ñu mën a fekkee teewee wax dëgg yàlla ñu jàppale ko parce que xale la jeune la te am na engagement képp ko am engagement tamit dañu ko war a jàppale parce que moom kese mënul dem ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp ñun ñëpp ñoo ci war a ànd ñu approprier vraiment projet bii nii wala moom xalaatam idée bii bu mu yor parce que idée bi ñun ñëpp la arrangé parce que tey bu fekkee tey man am naa benn rak wala am naa benn jarbaat boo xam ne mu ngi xalaat di def naka su dul noonu kon tey man bu mu toogee man wax dëgg yàlla yow waroon nga fekkee waroon nga dem teewee lu ñu woote fële wala waroon nga mën a teewee manifestation Aliou Guissé bi mais non ñoom duñu préféré loolu parce que à chaque fois dañuy jàpp ne dañ leen beddi ak yoonu fekk du loolu noonu bon ñu fi jaar ñëpp wax dëgg yàlla wax nañu seen wax rafet na macha allah parce que yooyu lii tamit yaakaar naa ay compétence la lii tamit lii pour cadre formation yu ñu war a def yaakaar naa mairie bi am na yu mu ciy def comme
comme grand bi Diallo lu mu ko expliqué sànq tamit mairie ba tamit am na ay formation yu ñuy joxe am na ay formation yu ñuy defee yu ñuy joxe à chaque fois nit ki bu ñëwee da ngay dem fu ñuy waxee wala fu ñuy joxe nga laajte nga demander ay information il faut aller vers l'information pour que nga mën a xam luñ fay def ak lañ fay def ak luñ fay joxe ak yooyu pour que yow tamit boo bëggee def parce que ren yaakaar naa école lycée Limamou Laye yóbbu nañu plus de 200 nangam personnes ay élèves yoo xamante ne dañuy def formation professionnelle. Mbalaan couture yóbbu nañu plus de 40 jeunes filles yoo xamante ne dañuy def couture ak coiffure kon genre yooyu yëpp mat naa xamle mat naa jot na nit ñi xam ko comme bu ko defee boobu yooyu boo soxlaa benn formation wala boo soxlaa ñu jàppale la il faut nga dem ci mairie bi pour ñu mën laa orienter pour nga mën a def formation yi te yaakaar naa loolu noonu Babou Ndiaye moom mooy chargé des études mu nekk tamit directeur de cabinet kon yooyu noonu likki bu ñëwee da wax dëgg yàlla den leeralal jàppale la xamale la pour que au moins tamit nga mën jàpp ci loolu noonu parce que jeunesse bi tamit xale yi boo amul formation nga bëgg am xaalis ala kulli alin dugg ci la war a dugg parce que il faut nga am formation ñun ñi wax dëgg yàlla man mii di wax ak yéen lii ingénieur en soudure métallique la seen kippee laa génnee comme Amadou lu mu ko expliqué nii man demu tëwoon mais sam papa dafa jékki-jékki yóbbu mu Fuuta yaa ngi dégg ma nekk plus de 2 ans gisuma papa gisuma yaay mais gis ba mu bëggee ñibbi si Dakar damaa changé wallahi azim ñu mu doon àndal temps xale ku ci nekk ñam nga police ñam nga prison te yaa wax dëgg yàlla man tamit yàlla sutural ma ba tey nii duguma si tànk yooyu noonu kon gis nga kon yaakaar naa ku ci nekk fii nii am nga jaar-jaar boo xam ne wax dëgg yàlla boo ko nettalee ku ci nekk dina xam ne lii la kon ñun en tant que ñun ay doomu aadama lañu ku ci nekk yaa ngi bëgg am formation ku ci bëgg yaa ngi am liggéey te liggéey mënoo ko am tant que amoo formation te man damay jaaxle nit day ñëw man de bëgg naa am liggéey loo mun lu mu am baax na mais non mais il faut nga am formation boo amee formation au moins di nga am liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla moom nga soxla mais lu mu am baax na loo am bale 2 jours 3 jours nga bàyyi mais boo ñëwee am formation nga nekk xale nekk jeune def sa formation pare nga dem wuti sa liggéey yàlla wala sa la nga am sa liggéey kon yaakaar naa loolu lu nekkoon sa idée di def dara lu bon sa xel dina ñëwaat ci léew di def lu baax kon yaakaar naa Aliou Guissé thème bi am na solo ñu fi jaar ñëpp nag ñoom Demba Konaté ñoom Ousmane Sarr ñoom bii ñoom Amadou Ly vraiment ñu fi jaar ñëpp wax nañu te rafet na te wax dëgg yàlla ñu ngi lay santaat di la gërëmaat bon maa ngi nuyuwaat tamit sama paa yi Moussa Sangare bëgg naa ko fekk fii parce que sama papa la maag moom ñoo nekk doon Dakar dem digg moo ko sama papa am na sama benn xarit papa bu nekk fii nii mu nekk Bokor Sow maa ngi koy nuyu tamit wax dëgg yàlla ñoom ñëpp samay papa lañu maa ngi leen sant di leen gërëm wasalaam. déedéet ngaa la bul dem sa nijaay ndax sa nijaay xam na bu baax lu ma dal su ma bëggoon dimbali na ma bu yàgg. Ngaa la sa jàng bi bu ko yombalee dara ndax démb su doon tey
man jànge naa sama mulum yëpp raw nañ ma. Ousmane ngi ci biir di la xaar problème ordonnance yi garaaw lépp dina ko réglé yow ñëwal rek maa ngi lay xaar. Adja Fod ngaala la wala jinne maanaam bu la defee naan ko di problème bee nga rus. yow 5 heures laa doon ñëw 2 semaines ngi nii ñëwoo jàng si yow lan moo la dee. sama yaay moo feebar moo tax temps yii jàng. sa yaay bu feebaree sa semaine bu bon bi ngay sol yow xanaa jàngoo dafoo ji ne jàpp la pantong la yow lii lan la nii. waaw man tiit naa de. ay yow kii faa bi na de. man de jaaxle na. ay ñee. wey sama ndey. yaa ko sombi yaa koy naan alal jarul gàcce. Adja Fod. allo Mankara ça va alhamdulilah maa ngi ci jàmm bu baax. li nga ma laajoon yëpp def naa ko ba pare am naa boobu xale bu góor bu jigéen bu kese ma dese. sacrifice. lay lay la laaw yoo xamoo ni poste boobu bu lépp ma ko jaral bu demee sax ma jël samay doom joxe ko dama koy def. ñoo ko gisandoo lii fi am. daa jot tey soxna loolu Sénégal jeex nañ. macha allah. bàyyi ma. bàyyi tànn naa ni. bàyyi ma. moo xam nga. bàyyi ma yow. bàyyi ma. bi sama ndey. Baby, no love for the jump. Like when did you know? I'm not alone, don't you know? I love you, Jim. You talk to the Jackie again. I'm in Kanyana. I'm down for bés bu nekk ak luy bees ana fu askan wi jëm bés bu nekk ñu ñàkk ay bakkan ku moytuwul sàngara mu sànk la ku moytuwul si feebar doo jug si feebar kuy dem te doo tàggoo fan la rek ngay mujj waaye xamoon naa ne fii ngay mujj fi nga jëm nag bum la beet kaso mooy sa kër sabaraay sa dëkk ndax loolu la yàlla Walk me, do come on, say
Hola serena, Lorendi solo jole ninaje. Suni kedi janta, safari bersama ninaje. Ikuko wakoni, nafijeli sahedi lejuge. Wakni duko miseta. Medina Gounass sama gox Medina Gounass sama dëkkuwaay ñemetuma bàkkoo sama gox ñemetuma bàkkoo sama dëkkuwaay lu ko waral mooy gàcce ndax gàcce fu nakar am dëkk na fa te doo ndax ñun duñu tuxu ndax foo dem na Medina Gounass na dëkk ñu xoolee la ay bëtu criminel ñu dëkkee si ay crime mais ni sax dañ ñoo dëkk ay prime ndax deret bam commencé ranogaan ba léegi rangoon feragu fa ndax xale yi sax jar nañu leen di nàmpal ba ñuy fer dafa am ñu bokkoon si ñun buñ leen di jël mu metti lool di si ñun ku si mel ni Dieng ku si mel ni Moustapha Diop mu yàggul dara sax ku si mel ni Ngala ku si yàggul dara sax ndax Assam ngir yàlla ñu ngi leen di ñaan yéen ñu nga xam ne yéen lañ dékk suñ kaaraange dëkk muy force de l'ordre moo xam sax ñu nga xam ne dañ leen fay teg pour ñu jiite ñu ngi leen di ñaan phénomène bii nii ngeen jàppale ñu si ba dootul amati wasalaam salaamaaleykum encore une fois ñu ngi nuyu waa Gounass yëpp di nuyu Djiddah Thiaroye Kaw di nuyu banlieue bi yëpp Guédiawaye Pikine et tout ñu ngi leen di waxaat encore une fois kontaan nañ trop ci premier jour bi réussite bi nga xamante ne am na ko parce que macha allah panel bi jaar na yoon riche na te waxtaan bi am na niveau kawe na prestation artistique yi jaar na yoon et puis ay kilifa teew nañ waaye tamit ni nga xamante ne moom lañ ko tëjee muy théâtre bi donc tamit dafa ñëw rek rattaché wu directement ci li nga xamante ne mooy thème bi donc lii yëpp li tax ñu def ko du dara lu dul ne bëgg au moins être utile à la société parce que nit ki boo nekkee ci gox da ngay jéem a xool
li nga xamante ne moom la gox bi bëgg wala li nga xamante ne mooy suqali gox bi nga jéem cee ne donc ci loolu lañ nekk boobu léegi di ci collaborer ak ku ci mel ni Samba Sow alias Mbës Seydien ñoom Alaaji ak sama hôtesse yi nga xamante ne boobu léegi tooguñu guddeeg bëccëg suba ngoon ñu ngi ciy dox 24 heures sur 24 vraiment awma seen fay ñoom ñëpp yéen wax ne suba mooy le 5 mooy jouru concert bi parce que mënoon na ñëw rek comme bi ñuy mujjee def concert ñu ngi ñëw directement dem Ravin def fa concert doon dem ci ay manifestation yoo xamante ne wax dëgg yàlla day yem ci aspect culturel rek mais après à un moment donné ñu ne lan moo tax mënuñu xalaat li nga xamante ne tey dina am aspect ludique aspect didactique aspect culturel divertissement et tout donc ñu jéem ko tëxañ ci 48 heures boo xamante ne dañ koy tuddee 48 heures IDAC IDAC nag boobu ba léegi ñu ngi may laaj mooy lan mooy initiative de développement et d'action citoyen initiative yi li tax mu nekk initiative de développement day tàggat nit ñi ci seen xel ak seen i xalaat ba ñu mën a teg def ay réalisation donc action tamit citoyen la parce que tamit ba tey day tàggat nit ñi donc lenn rek laa amoon lu may def mooy lancer appel bi suba ci concert bi nga xamante ne moom la ñuy may jeunesse bi ñëpp teewe ko ñu pare bi suñu première édition la incha allahu rabbi suñu deuxième édition bi tamit mun nañ ne bu ñu paree suba ci concert bi rek lañ koy commencé waajal di sant di gërëm tamit sama caméraman bi nga xamante ne mun naa ne ndaanaan la quoi boobu ba léegi lépp lu ñuy def rek ñoo ciy àndandoo quoi ci interview kii yëpp muy monsieur Khachim donc maa ngi bëggee ñëpp ak sama gars yi nga xamante ne boobu ba léegi tooguñu ñu ngi nekk di gis nga ñu ngi sama ginnaaw di ranger ay siège ak ay bâche fii da ngay jël sa initiative rek après lu ci des gars yi ñoo koy mottali donc ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di remercier nag sama parrain yëpp parce que comme ni ma ko waxee woon parrain man nekkuma fi di xool ay parrain boo xamante ne day def sama poste dara non non man ñi nga xamante ne dama leen tànn parrain lenn rek moom si taxoon a jóg mooy ñi nga xamante ne au moins su leen jëlee def leen ay parrain am nañ représentativité ci li nga xamante ne mooy gox bi di rappeler que ne fii Modou Gaye moo nekkoon suñu parrain Modou Gaye nga xamante ne fii la nekk di ànd ak Ousmane Sarr Kalala nekk parrain moom tamit président Demba Konaté ak ki nga xamante ne mooy Serif Sy ak Baba Ndiaye dafa am empêchement maire am dafa feebar moo tax ak ki nga xamante ne mooy Amadou Ly ki nga xamante ne mooy suñu grand bi Diallo ak Sagna mii nga xamante ne léegi moom moo doon tëj pièce théâtrale bi li tax ñu parrainé ko moom it parce que jeune la jaar na ci man nekkoon na sama élève jeune la te maanaam ñun luñ doon sonn ci moom di rayante ak moom naan ko fii ngay jaar nangam ak nangam gis nañ ne mu ngi koy transmettre donc loolu man fierté la ci man am na ñoo xamante ne su ma leen xoolee xam ne au moins am naa benn influence bu ndaw ci seen dund damay wax alhamdulilah donc ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm encore une fois Alaaji xam nga gars yëpp daal du ma nekk fii di lim ñoom Jénéraux ñoom Mbës ay affaire yooyu yëpp donc ñu ngi leen di jox rendez-vous demain incha allah ci concert bi ok jërëjëf.